asalaamaaleykum sama gars yi waaw Cheikh bi del si na di leen nuyu fii ci Italie waaw fu ngeen toll ci globe bi rek ci 5 continents yi maa ngi leen di jox loxo di leen jox seen wàccuwaay voilà dellusiwaat nag ci li nga xam ne si mooy fast track bi numéro 4 waaw benn ñaar ñett ñeenteel bi moom laa leen indil tey voilà di leen ziare ba pare nag war nañ leen yu bare. wax nañ leen li nga xam ne si moom la son excellence le président Macky Sall bëgg waaw muy dëkk ba set Sénégal am nu mel am ñu bari yoo xam jëleen war nañ ko faa jële war nañ koo jubbanti war koo defar waaw bu ngeen déggee tam ca campagne ba ñun dañuy suivre toujours loo xam ne président da ko waxoon ñu xool ndax lii dana amam deet li tax ñu gëm ko toppoon ko jàppale ko gëm ay waxam li sàmm ay kàddoom moo taxoon ñu topp ko bu ngeen déggee waxoon leen dafa bëgg moderniser marché yi nekk Sénégal yépp parce que il est temps marché yi fa nekkoon depuis 1960 yee ngay daanu yee ngay lakk fii lu courant yi fu ne ña ngi fay aw xam nga loolu amul benn njariñ boo bëggee moderniser réew nag marché yi tamit am nañ ca part voilà parce que Europe bi ñu nekk da ngay ñëw gis centre commercial yi gis ni ñu rafetee ay étage la étage bu nekk am na lu ñu fay jaay boo soxlaa da ngay jël directement nga dem ci étage ba li nga soxla am na répart lañ koy wax muy étage boo xam ne si da nga fay dem bu dee téléphone la bu dee électrodomestique yi bu dee ay dàll bu dee ay yëre bu dee lu ñuy lekk la kenn ku ne dañ leen diviser séparer leen mais pourquoi pas ñun ñu mën a am loolu Sénégal am possibilité yi Macky Sall mun ñu ko defal ci région bu nekk ci dëkk bu nekk ci Sénégal ñu mën ko am mais pourquoi pas tey nag ci loolu laay ñëw voilà jëkk ci tànn nag Gueule Tapée waaw Gueule Tapée moom laa ñëwal marché Gueule Tapée wax leen li nga xam ne moo fa am waaw parce que tubaab dafa am lu mu wax mieux prévenir que guérir am na loo xam bala muy ñëw bu dee xam nga ko nga avertir ci ñu préparé wu teg ca la ca war xeex ca lañ ca war a xeex ba yenn catastrophe yi bañ a am waaw loo tax yéen ñi may setaan xëy na ñu ci dëkkul Dakar wala ñu dëkk Dakar xam nañ Gueule Tapée ok voilà xam nañ marché ba gis nañ ko wala ku ko ci xamul woon tey dinaa la ko woon ndax Khadim Gueye TV moom xam nga ay bla 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 non bokkul suñu mbir dañ lay won nga gis juger sa bopp foo mën a ne ci àdduna bi nag ci diaspora bi ak ñenn ca Sénégal voilà lay dëgg ga nag moom la ñuy ñëw tegal leen ko documenté ko wan leen ngeen dégg def ci ay reportage waaw di saluer avant tout sama collègue Bara Mboup moom ngeen war a dégg ci tey fast track numéro 4 bi moom moo dem documenté yooyu yépp taxawal ma ca Ndakaaru Njaay xam nga jëlal ñu preuve yi ñu déglu maire ba dégg responsable yi nga xam ne ñoo yor marché boobu won leen initiative yi nga xam ne maire bi am na ko et tout mbir mi day leer voilà balaa wax ji bari nag xam nga lu may jëkk a def suma gaay maire bi di monsieur Ousmane Ndoye moom mi maire wu HLM Gueule Tapée Fass ak Colobane ok ngeen déglu ko dama bëgg nag ngeen déglu ko bu baax ak attention monsieur le maire lan lay wax fii kii na ma leen war a présenter ngeen war ko gis te ma leen xamal ne politique am na ñoo xam ne dañ leen di ni ñu koy waxee comme fii dañ leen di prêter politique bi ay doomu aadama yoo xam ne ce sont pas des politiciens du politiciens yi ngeen dégg soopmaan yi bla bla yi fii campagne mbalalalal non ñi ay opérateur économique lañ ñi ay leneen lañ jàng mais ñu xam ne ñii kat bu ñu leen joxee commune bii wala mairie bii daañ ko mën a doxal vraiment ak seen expérience ak seen réflexe yi ñu yor ak seen vision yu gaaw ñu tegal leen ko xam nga ñoon duñ ay politiciens mais ay liggéeykat lañ ay jëfkat lañ li Macky Sall soxla loo tax ñu ne fast track bii mbir mi da ngay gaaw fii gaaw ci action yi nit ñi gis résultat bi taxaw tey nag laa di présenté koo xam ne moom ci loolu Macky Sall bëgg ci lay dox
du politicien yi tekkiwul dara ñu ne ci opposition bi di yàq kese te di jariñu leen dara mosuñu leen a jariñ dara kon nag monsieur Ousmane Ndoye laa bëgg ngeen déglu ko ci marché bii ak yërmande jum am ci ñenn ci biir marché bi ak condition yee ñu nekk nga xam mënoon na utiliser pouvoir am ak force am génne leen par force waaye defu ko dama bëgg ngeen déglu ko nag 11 minutes yi benn parole par parole li mu wax lépp mu leer seen nopp yi ndax vidéo bi may def dafa war a nekk vidéo documentaire waaw loo xam ne vidéo preuve la xamal leen ne politicien am na mais am na ci ñuy liggéey am ñoo xam ne si vraiment nax leen lañ fi nekk kii nag bokkul ci ñooñu nañ déglu monsieur Ousmane Ndoye fii mu daje ak Baara dem na seeti ko gentiment mu recevoir ñu déglu waa Khadim Gueye Tebe lii la fa Baara jële ca moom ñu déglu ko après ñëw doog continuer Ousmane Ndoye. asalaamaaleykum sëñ Khadim man la Lamine Bara Mboup maa ngi fii ci bureau monsieur le maire Ousmane Ndoye maire HLM Gueule Tapée ak Fass moom laa ñëwoon seet si vraiment mu accueillir ma ak temps bu xat bi nga xamante ne vraiment am na ko mais fexe na daal ba recevoir ma ñëw doon waxtaan ak moom ci problème bi nga xamante ne mooy am fële ci Gueule Tapée ci problème bi ñu war a jëlee foofu nit ñi pour wut fuñ leen casé et ñu doon ñëw nag di ko ci laaj lan la ci yan décision daal la ci jël bu ko defee tamit àdduna ñëpp xam ñu ci diaspora bi surtout ñu xam ndax comme que xam nañ ne aussi tamit son excellence dañ ne réew mi dafa war a set ku ci nekk ni sa kër di mel te boo jógee sa néeg noonu lay setee ni nga koy toppatoo ñu bëgg tamit dëkk bi demee noonu donc yoon la nag bu le premier citoyen bu taxawee nag jël ay mesures defe naa ñëpp dañ cee war a ànd taxaw ci jàppale ko parce que loolu li nga xamante ne mooy suñu warugar ñun ñëpp daal waaw kon boog sëñ Khadim yéen waa diaspora bi yéen waa Sénégal mu bàyyi leen ngeen déglu attentivement li nga xamante ne mooy monsieur le maire di ñu wax jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi kontaan ci visite bi ngeen ñu rendre di leen féliciter ci doxalin bi jekk na parce que lu baax rek ngeen di wër di ko divulguer nit ñi yëg ko dëgg la man maay maire Gueule Tapée Fass Colobane dafa fekk ne marché Gueule Tapée dañ ko bëggoon defar am ci projet bu rëy parce que chef de l'État moo ne nañu defar moderniser marché yi. ñu am ci projet bu rëy boo xam ne bii dañuy changer marché bi def ko R+4 defar bu mucc ayib it ma d'accord ak ñi fa nekk ci buñ koy toj di ko defaraat ku nekk la nga amoon dañ la koy delloo parce que d'accord moom ñu toj ko après jaayaat la ko te fekk yaa fa nekkoon lu yàgg ñu xëccoo ko ba entrepreneur bi nangu loolu bâtiment ba mu ngay daanu. mais ñu ci suñu laabir rek ñu ngi leen doon bàyyi ba fekk koor gi yëpp jeex ñu mën a toj commencer travaux yi te it bëgguñu leen génne ñu dem ñu aménager canal bi des structures légères pour ñu mun fa nekkandi bu travaux yi pare ñu delluwaat ca fa ñu nekkoon mais dëkk bi moo mel ni mu mel dafa am ay position politique dafay am koo xam ni kii dafay xalaat ne xëj na lii buñ ko defee moom adversaire politique la affaire am du baax mu dem jëm ci xëppkaani soulever nit yi pour ne leen lii amul njariñ ci yéen dañ leen bëgg a dàq nangam wax bi nag yegg na niveau gravité boo xam ne bi ragal naa ko wax ci télévision mais li am ba des daal mooy ña fa nekk ay locataires ñoom la certaines personnes influencées ni leen bañ leen ne doo leen fi jóge parce que boo leen fi jógee amatu leen foo leen jëm wax bi nag garaaw na garaaw boo xam ne bi wax naa leen ne nañu dem ñu gis entrepreneur bi su paree comme day am ay places ci kaw ñu wut leen ay places ci kaw ñu jënd comme ñoom ay locataires la ñu mais il refuse de développement et puis pour des postures politiques ñu bëgg a yàq wax bi loolu rek la du dara du lu ñu leen teg lu ñu attanul au contraire bâtiment ba dama bëgg boo fi jógee nga dem ca marché ba nga filmer marché bi ku ko gis dafay yéemu
parce que jot na daanu ba gaañ benn nit foofu daal bi daanu na ba gaañ fa nit ba mu ko gaañee man maa ko jël en charge te yàlla dafa def sax ki mu gaañ yaayam fii lay liggéeyee alors loolu dafa jekkul dafa dangereux marché ba daanu bu nawet bi ñëwee ñu ne maire bi dafa sàggan te am naa këyit bu préfet bind ne nañ fi jóg am naa këyit bu protection civile bind ne nañ fi jóg am na benn commission d'enquête bu ñëwoon pour xool marché yi bind ne nañ fi jóg man rek maa fi nekkoon di jéem a maslaax ñoom ba gis nga ndax njaboot ba gis nga li mu jur tey ñi xamul nag dañuy woon naan maire bi dafa leen bëgg a dàq dafa leen bëgg a génnee nangam te pourtant am na fu ñu leen jëmee mënoon nañ leen génnee ne leen yëf yi toj na kat waaw bu yëf yi daanu woon tey ñoom fan lañ jëm amuñu fu ñu jëm mais pour bañ loolu daf leen maa ngi leen di aménager des structures légères yoo xam ne ñoom ñëppay dugg mais doyu leen. moderniser lépp def ko R+4 dinaa la wan plan yi. R+4 teg ci. R+4 ku nekk dina ci am cantine. da nga mënoon ne fii buur ko moom buur na ñëw jaay doole def ko mais yëpp defoo ko. mais ba pare ne leen ku ne fa nga toogoon. propriétaire bu ne fa nga toogoon. na nga ñëw jëlaat sa cantine yaa ko moom. doo fay dërëm. waaw mais loolu kay ndimbal yàlla la. waaw mais nag Sénégal moo doy waar fi mu nekk nii xam nga li dal suñu dëkk bi. mooy ñun le Sénégalais refuse de réfléchir léegi on agit gis nga bu dara xewee dañuy dem agir on ne réfléchit pas pourquoi lii am ndax ñu mun ko saafara ba bañati am dëll rek ñu ne damm na c'est fini et cetera et ça devient très grave pour notre pays moo tax des fois damay toog ba mu yàgg ma inquiet ma ne man ñun fan lañ jëm suñuy doom surtout fu ñu jëm xale yi tax may wax fan la xale yi jëm te politique a koy yàq politique moo koy yàq te politique posture personnelle bi ngay gis man li ma ci am suba nu ma naxee nit ñi ba am ko noonu la politiciens yi ëpp di doxalee. je suis mal à l'aise lu may wax lii parce que man jàpp ma sama bopp politicien. waaw wan nga ma ko parce que ni ma ñëwee rek ak niñ ma accueillir fii rek wan nga ma ko. mais parce que fii ku bëgg a dugg amul audience. wan na ma ko looloo tax ma toog fii. su ma xësee ba toog fii tey ku ñëw ne daf ma soxla. dama naan bàyyi leen mu ñëw ma gis ko. su ma ñëwul nag ñëw ma mais su ma fi nekkee. ku ñëw dama la war a recevoir parce que loolu tax ma nekk fii. am na témoignage bi. mais loolu moo jaadu. loolu moo jaadu xëy na nag fi milieu bi ma jógee opérateur économique la réflexe yi ma am bokk la réflexe bi nga xam ne moom la politicien bi di am. waaw soo gisee ma ne dañuy defar marché bi ñu gaaw ci nii ma kii ko c'est sama jikko yu homme d'affaires xëy na moo andi lool. te da ngaa yàgg tukki. voilà te dañu yàgg tukki. yàgg tukki xam nañu àll bi bu baax def naa 54 pays. voilà ko wër naa hexagone xam naa ko ba mu jeex. mi ngi noonu nag loolu tax nag loolu xel boobu boo ko jiyee Sénégal nag xel boobu la ñuy bañ. te loolu nag mooy li nga xamante ne moom moo defar réew mi parce que tukki dafa am lu mu lay jox tukki daf lay yee nga gis lu bari mais gis lu baax ca dëkk ba nga dem indi ko di ko indi dugal sa dëkk. dox naa lu bari nag. dox naa lu bare. monsieur le maire dina xaw a metti ci ñu bari duñ la ci mën a xamee noonu. waaw xamuñ ne li nga gis yàgg dox bi ak li nga gis. dox na ñëw te li nga gis yëpp njëriñ la foofu ci réew mi. dox na bokk indi fii nag il faut mu am ñoo xamee. il faut que nga doxantu. waaw soo demee ba gis marché Gueule Tapée ba foto ko. nga ñam saam. nga taxaw buntu saam gis la ma fay aménager. pour que rendre le cadre. mu gën a rafet. incha allah rabi boo wàccee nga dugg fii ci HLM Fass. waaw ñu ngi pavé HLM Fass bi yëpp. pour que rendre ça un peu plus agréable. ñu ngi defar. xam nga Fass bii ñu nekk nii 5000 mètres de route sablonneuse moo fi amoon. kon bii mooy Fass ba ñu toxaloon ba lakkoon. mu ngoog léegi dem fa xool tali li yëpp ñu ngi ko góorgóorlu. bi may nekk xale dëkk amoo. Fass ba nga naan fa waa Fass ñii yóbbu leen mbaaw looloo yóbbu Fass mbaaw. dem fa. boobu temps kenn mënu fi woon jaar. léegi ñun bi ñu jëlee maire bi léegi 4 ans la 5 ans mais demal nga xool. man kay damaa réer avant may ñëw. on a fait de gros efforts avec l'appui du président de la République. parce que suñuy moyens mënu ko. mais ci taxawaay mag ñax nga ñoo dimbali. mais defar nañ fi demal place de l'Obélisque gis nga place bi ni meloon c'est la plus belle place de Dakar tey. Blaise Diagne laa defee examen. waaye léegi gis nga ne fii xam vers les années 77 80 yooyu gis naa. fii gars yi fii lañ daan tuure ku bëgg tuur ndox fi nga koy toog ku bëgg tuur dugub fi nga koy duggee bu guddee lu na nga fiy gis. dem fa c'est la plus belle place de Dakar. gis nga place de l'indépendance bi nit ñi daan dem 31 décembre. 31 décembre léegi fii la ko nit ñi defee. ku bëgg xew ku bëgg organiser fii ngay ñëw mais loolu suñu commune la. te Macky Sall moo ñu ci jàppale. ñu wax ko li ñu bëgg mu fexe ba ñu def ko. même bu ñu amul moyen fexe na ba boole ñoo ñu am moyen ñu defar ko ba mu sotti ñu ngi jéem mais bu ñu dugalee suñu bopp politique politicienne dañuy yéex a dem. il faut que de temps en temps ñu bàyyi suñu bopp ci politique ne nan la ñuy def ba dëkk bi dem. mooy yoon parce que ñoo ko bokk. président ngi jéem am ay ambition di wax ne fekk 2035 réew mi ne war a dem mais lu mu am ambition ñi ko war a accompagner bu ñu ko deful. 2035 point de départ dañuy nekkaat. man de
bi may nekk xale dama daan dégg Senghor naan Dakar sera en l'an 2000 comme Paris. mais parce que nit ñi jàpp ñu ci. jàppuñu ci. léegi nag lii muy def nit ci ñëpp jàpp. parce que mooy suñu njëriñ. te ñu bàyyi politicienne bi teg ko fële. Macky sama adversaire la. tax lu mu wax ma ne baaxul. du réew mi dina yéex a dem loolu du politique. mais loolu mooy politique bu Sénégal. pour nga jàppale nit ki da ngay nekk opposition sax nga gis kii di def lu baax nga ñëw def ci lu baax loolu mooy méritant un peu. mais boo bëggee sa réew noonu ngay def. mais su fekkee sa bopp nga bëgg nag leen ngay def. mais population yi daal nañu conscient ci ne président jël na mesure bu baax dëkk bi dañ ko war a defar ba mu set. dëgg la naam nag ci bopp yi war a jëkkee. na suñu bopp yi set. bopp yi bu setee. li ci des dina xaw a yomb. mais nañ ñu jàppale it nag ba ku nekk bale këram. bale buntu këram bon mbale mi day yomb. te nañu bàyyi léeg-léeg nit mer jël mbale tam xëpp ko ci diggu tali bi. nee na bu ko xëppee ci diggu tali bi day wane mécontentement fekk na mu ngi yokk feebar. mu ngi yàq environnement bi te feebar bi këram la jëm. yooyu yëpp boo ko xoolee da ngay yéemu rek ci suñu jikko yi ni mu demee. dafa laaj éducation. donc moo tax ma ne ci bopp yi la war a jëkkee. laaj na éducation nag. gis nga perte des valeurs xaw ma la ngeen koy wax yéen làkk nga jànk tubaab yi. gis nga suñu delloowul jikko yi ca bërëb ba mu newoon ca jamono. bu doon taw yi milliards fii. par seconde. du tax ñu defar ko. le président République am na beaucoup de volonté. bëgg na def. mais bu nit ñi nangu ne. li mu bëgg waruñu koo gën a bëgg. daf ko bëgg ñun dañ ko war a bëgg suñu bokkee bëgg-bëgg bi nag dañ koy defar. day yomb nit ñaa ngi commencé gis naa ne mu ngi commencé gis naa ne ministre bu bees bi mu ngi commencé. communes yi ku nekk ngi yëngu. mais nañ ñi jàppale ci loolu. na ci population yi dugg xam ne njariñ bi ñoom la balee kenn Macky Sall ci palais balee lay toog de. tilim ba du ko fa fekk. déedéet foofu kay dafay set wecc. waaw bon nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy toog fii. nañ góorgóorlu ba fii mel na fee. loolu moom dëgg la monsieur le maire. loolu rek laa bëggoon wax di la sant bu baax yow ku baax nga. jërëjëf monsieur le maire jërëjëf. moment yu compliqué nga ñëw parce que da nga fekk ma nekk ci kii yu garaaw. lii rek xam naa ne ak li mu xat-xat vraiment lii moom ku bëgg réewam rek moom moo koy def. ak lu mu xat-xat gis naa nit ñaa ngi taxaw sollicitation yi bari na ñëpp a ngi ci taxaw rang bi nit ñaa ngi fi te ku baax rek la ñuy wër ku baax rek la nit ñi di wër nit moom bu fekkee ne da nga baax foo nekk moom njaboot gi noo mën a def ñu ñëw di la seet si kooku kenn mënu ci dara loolu baax rek moo ko waral moo tax aussi maa ngi la ciy gërëm di la sant bu baax di kontaan monsieur le maire jërëjëf naan yàlla na yàlla defal jàmm lépp li nga bëgg ci maire bi ak ci dëkk bi ci gox bi yàlla na la ko yàlla defal yàlla na la taxaw foo toll yàlla sàmm njaboot gi amiin yaa rabbi amiin bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shukran jazakumullah jërëjëf monsieur le maire ok sama gars yi defe naa ne loolu maire bi wax kii lu jafe la nga dégg ko ci politicien moo du ko def te gis nga jafe-jafe yooyu mu leen wax noonu mu leen ko waxee la amee ndax am na politicienne yii mooy ñenn ca opposition ba te xam ne structure bi ak maire bi ak coono bi nga xam ne sonn na ko ci yërmande ji mu am ci ñii mënoon leen déloger ndax protection civile wax nañ ca préfet ba ak commission boo xam ne c'est des experts ñoo ñëw ne marché bi dafa war a daanu mais moom yërmandem te xam ne ñi borom njaboot lañ tax muy négocier ak ñoom. voilà te noonu mu leen ko waxee bitig yooyu ña nangu la génn ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne moo ko ca moom wala tuuti lañ ca voilà ñeneen dañoo loué fayuñu ay droit borom bitig yeneen loué seen bitig sax fayuñu leen te ñu ndaxaw ne duñ génn ay politiciens yu ne ci opposition bu ñooy ñëw naan leen bu leen fi jógee bañ leen bu ngeen demee duñ leen ko joxati léegi nag loolu ñu leen bëgg a téye foofu ak ña leen di ruux di leen jay que maire bi nee naa leen ci sama gars yi fii mbir mi dana leer quoi voilà politiciens yu tekkul dara yooyu ne ci opposition ba ñëw naan leen di bu leen génn fii xamu ne problème bu fa amee ndax marché bi moom laa leen di won dama leen di won marché bi sax avant tout da ngeen gis parce que dégg ngeen maire bi nee na baara boo jógee na nga dem nga won leen ko parce que dañ ne weddi gis daf ci bokkul quoi dama bëgg yow miy seetaan boo naa fekkul nga nekk Sénégal ak nga ne ci diaspora bi wax ma ndax marché bi ndax lii ma lay won am na war naa exister lii lu ñu war a dindi la parce que ay bakkan mën nañ cee rot suba marché bii ma lay won feeg tey suba gannaaw suba feeg benn weer ñaari weer mën na xëy màbb su màbbee boo fekkoon 200 personnes ñoom ñëppay faatu presse Sénégal gisu leen kenn ñëw fa taxaw di intéressé wu ci lii site internet yi déggu leen ñu intéressé wu ci li ñuy def mooy topp ay Tunkara mu naan Youssou Ndour def na lii Viviane ak yu kenn xamul ñu topp ci ñàkk fayda yooyu te xam ne lii lañ waroon gën a topp signalé ko ba lii jóg fa ñu defar ko muy lu jariñ sénégalais yi voilà
man yu mel nii moo ma tax a jóg moo tax ma sonn ci maag sama gars yi ñoom Barak ñoom Ousmane Ndiaye ak gars yi dem di lijjanti fii montage yi expliquer won leen signaler leen ngeen xam ne yii bis bu fi ay catastrophe amee c'est pas du fotu maire bi parce que kii am na yërmande nag am na fu mu yem voilà sinon catastrophe moo fay topp di wut nag ay kii day daan doolee mag bu fi jógee nangam lu muy dundee kooku nag dundam gënul dund doomu aadama yi nga xam bakkan yi nga xam ne mën nañ faa daanu suba bu màbbee ci seen kaw ne am na sax ku mu fa dal heureusement dégg ngeen maire bi wax na leen ko voilà noonu mu dalee kenn kooku mën na dal 200 personnes foofu 200 vies nag gënuñoo suufee benn commerçant wala ñaari commerçant yoo xam ne dañuy daan seen doole. nañ waxante dëgg te yàlla tax xool leen marché bi ngeen wax ma ndax lii am na raison d'exister kii dañ ko war a abattre teggi ko teg fële defaraat ko waaw parce que financement yi maire bi wax na leen ko am na ko Macky Sall son excellence ni mu bëgg a moderniser marché yi fexe na ba 4 milliards de francs CFA yoo xam ne ña nga fële toog di xaar ñii dégagé wu ñu defaral leen marché bi structure centre commercial boo xam ne Europe sax duñ dañu ci ñee laa lay wax voilà xool leen conditions yi après ñu ñëwaat ñu wax lii mooy marché Gueule Tapée boobu ma leen di wax nii xool leen ko après ñëw. sëñ Xaadim ñu ngi dem di xool yi gis nga état marché bi ah gis nga fi moom mooy partie C bi la xoolal lii waaw fii sëñ Xaadim xoolal lii. xaaral ma jël nii xoolal lii état marché bi gis nga ko xoolal lii lépp mi ngi nii de état marché bi xoolal ni mel xoolal li màbb fii ci kaw xoolal toiture bi gis nga ton Njaay sax moom moo obligé def fi bâche ci kaw pour ba mi seen xoolal état marché bi ah gis nga xoolal gis nga voilà lii ay nit yu nooy waruñu fi nekk sax lii du yoon lii wóorul xoolal lii mooy marché bi ah gis nga état marché bi ni mel toiture bi la de ay dañoo benn toit bâche lañu obligé def ci kaw voilà bâche léegi nag ñii nag lañ ne dañ koy war a defaraat gis nga xoolal ni mel lii moom mooy partie C bi parce que marché bi ñetti partie la A B C bii mooy bi gën a garaaw xoolal terrasse bi xoolal lii xoolal état marché bi nu mu mel yii yëpp xoolal maa ngi la ko gis nga lii mooy dégradation marché bi voilà gis nga xoolal toiture bi yëpp waaw gis nga ko nii waaye ni ci biir partie C bi gis nga lii yëpp ci biir marché bi la xoolal ni mu mel waaw donc xoolal côté yëpp côté yëpp la côté yëpp ñu nii côté yëpp la marché bi gis nga ni mu dégradé gis nga ni mu dégradé tu vois bi mais avec ça léegi lan lañ bëgg xoolal lii waaw yéen ñi jugé leen seen bopp waaye dafa war a mat 5 def 4%. Tu as vu voilà bon léegi lii moo tax nañu bon ñuy kaas yaa gis condition marché bi gis nga ko toiture amatu fi y a plus rien amatul toiture amatul dara gis nga toiture amu fi dara amatu fi xoolal lii dara amu fi xoolal lii yëpp toiture bi la gis nga y a plus rien waaw léegi nag ñu ne nag léegi nag fii kenn du ko defar quoi léegi nag nee nañ fii kenn waru ko defar te pourtant ku ci loru aussi ñi lay wax ne fii kenn du fi jógee ñoom dañuy dem seen yoon duñ la sax toppatoo maa ngi ci biir marché bi ba léegi lii benn partie bu ndaw la rek bu ma la ci woon parce que mënumaa wër lépp parce que yaatu na yaatu boo xamante ne te man damay
tiit sax lu am lu ma bu sama kaw xoolal xoolal toit bi xoolal toiture bi gis nga ko damay tiit sax mu am loo xam ne dox ba caag benn xeer daal sama kaw bopp bi waaw te xam naa ne bu boobaa moom damay am problème moo tax pour bañ loolu nag sëñ Xaadim naa ko yemale fii rek naa ko yemale fii voilà balaa xeer bi dal sama bopp bi ndax fii xeer bu kese la waaw jërëjëf sëñ Xaadim Lamine Bara Mboup marché Gueule Tapée voilà suma gars yi donc atte leen ngir yàlla quoi wax leen ma ndax condition yooyu yow mi may seetaan yow am nga fitu dugg ci suufu marché bu mel noonu fii lu courant yéen a gis ña ngay lang toiture yi ay bâche lañ ci dafa kenn xamul yooyu yëpp màbb na ndax ñooñu fa taxaw loué fa moomuñu cantine ya sax laa la wax loué kese lañ fa def ne duñ fa génn financement bi taxaw na projet bi dinaa leen ko won ci kanam parce que lu ñuy def day complet ngeen gis ban complexe lan la war lan moo mën a génn foofu marché boobu nan lañ ko projeté projet bi taxaw na financement bi taxaw na 4 milliards de francs CFA ñooñu foofu pour marché Gueule Tapée boobu na leer kii du ay promesse du faux politiciens yi ñëw di ruux ñooñu naan leen bu leen dem ak bu ngeen fi jógee du leen ko joxate ak nangam c'est pas vrai li ñu leen wax lu leer la ku fa am sa boutique daañ ko defar ba mu nice delloo la ko te dërëm doo ko ci fay li firndeel loolu ki nga xam ne si dugg Macky Sall la ko nommé du maire ba moo ko nommé commerçant yi nekk foofu ñoo ko nommé muy seen responsable moom moo wax lii muy Mbaye Ndiaye nii laa bëgg ngeen teglu ko Baara ba mu jógee ca maire ba dem gis won leen marché boobu dem na daje na ak responsable ba lii la wax ak moom kii mooy représenter ces commerçants là di commerçant am fa ay boutique moom jiite ko ca boppam voilà donc na ngeen déglu lii te ma bëgg nag presse bi ak télévision yi nañ jóg ci lii balaa catastrophe di am foofu ci marché boobu ñu ñëw fi di ñu rey naan dee na fekk maire bi dafa sàgganul déedéet ñoom ñii ñoo war a dégager wu ñu defar lii na leer lii la seen responsable wax après ñu dellusiwaat ok. salaamaaleykum sëñ Khadim. Mbaye bi ñu jógee fële ci maire bi jaar place Mbébélis ñëw nañ fi aussi tamit ci marché bi fi nga xamante ne fa la ñu war a déguerpir pour defaraat marché bi. ay ñëw fii mu dalal ma suñu tonton Mbaye Ndiaye vraiment di ko baax di délégué bi moom bu ko defee mu wax ñu li nga xamante ne moom moo waral ñu war fay jóg histoire marché bi ndax ci biir waxtaan xamal ne ma ne fii 2016 le 6 12e mois 2016 comme que marché bi ñetti partie la ABC partie C bi mooy partie bi nga xamante ni moom moo ci gën a yàqu te ci 2016 bi même préfet bi sax ki yoon na autorisé woon na sax pour fermeture bi nga xamante ne moom nag moo jël décision waxtaan ak commerçant yi comme que ay borom njaboot lañ pour ndimbal xool ban solution lañ ciy am léegi nag ñu déglu ko mu andi ñu ci yenn leeral na ci bu baax daal bu ko defee ndax nit ñi xam aussi ëllëg bu fekkee ne maire bi ak état bi jël nañ yenn décision yi di ko def ñu bañ yaakaar ne dañ leen bul xatal wala dañ parce que état marché bi après dinaa leen wan marché bi ñi nga xamante ne noonu la dégradé maanaam noonu la mel te insécurité fu mu am ci marché fi mu nekk nii ñaanu ma ko yàlla te am na foo xamante ne ñoom màbb na te benn bopp bu mu ci yàq rek lor na njaboot lu bari waxatuma ñi fi nekk yëpp waaw ñu bàyyi leen ñu déglu tonton bi mu leeral ñu. merci man maa ngi tudd Mbaye Ndiaye nekk président comité de gestion marché Gueule Tapée comme ni nga ko waxee noonu la demee marché Gueule Tapée dafa am benn partie bu ñuy wax A boobu mu ngi nekk 100 cantines am beneen partie bu ñuy wax B nekk 122 cantines ak beneen partie bu ñuy wax C nekk 142 cantines partie boobu nekk 142 cantines nga xay mooy partie C nag moom moo yàqu ba daanu fi am fa sax ñoom fa gaañ ba ñu yóbbu hôpital léegi nag bi ko protection civile jégee ak état bi ni ñoon dañ koy tëj marché bi mais non benn partie moo yàqu nañ bàyyi ñu waxtaan ñu ko moom muy commerçant yi nga xam ñoom la concerné yàlla dimbali mooy waxtaan ak commerçant yi ñu d'accord ñii nañ ko defaraat mais naka lañ koy defaraate léegi yàlla def na d'accord nañ ci ay conditions mooy képp ku fa amoon place danañu ko liggéey ba mu yegg delluwaat la sa place te doo joxe dërëm loolu jubóo nañ ci ak moom ak promoteur bi ak maire bi ak état bi léegi nag mu des léegi bu ñu leen njëkkatee fu ñu leen di yóbbu en attendant provisoirement pour racassement
léegi nag man leen comme recensé nañ leen depuis 2016 léegi nañ leen yóbbu ci kaw canal bi parce que moo fi sës léegi nag ASROUD autorisé nañu kaw canal bi pour ñu racaser leen fa léegi nag ñu war leen faa yóbbu mu war a nekk nombre 142 personnes ci biir loolu nag ñi nga xay ñoom moom cantine yi ñoom d'accord nañu benn seen ordre de placement ak seen carte d'identité signé ci mairie bi wane ni ñoom d'accord nañu defal seen cantine delluwaat leen ko mais dafa am ñoo xay dañu faa loué nekk fa am na ñoo xay ñaari at yoo xay fay ñu borom cantine bi location fay ñu taxe municipale bi ñoom ñoo bañ ni duñ fa jóge te duñ fa jóge ëllëg léegi nag fu leen na nga fay dugg pour wut ko leen bañ le dañuy dugg ci marché bi yoo xam ne dañuy ranger marché bi kenn mënu koo ranger parce que marché boo ko ranger amoo fa leen yóbbu c'est pas normal benn partie la ñuy defar muy partie G partie boobu nag 142 pages la recensé nañ ko ba pare ña fa nekk jox nañ leen ay sommation war nañ leen fi leen war a yóbbu koo xam ne kii ne nga bëggu la fi leen war a yóbbu nag kenn obligé wul kenn comme neex nga dem fu la neex mais en tout cas fii moom mëntuñu ko bàyyi muy continuer nii la ci dolleeku moo di may bu ñu liggéey nag partie C boobu ba mu egg ñu xam ne marché Gueule Tapée kat xar kanam gi nii la war a mel su keroog genn nag yeneen partie yi des ñu def ko étape par étape daal di recensé ba neen kon benn partie bi des dégg nga jox leen ay semence ba marché bi mel ni mu war a mel waaye kenn mësul gis marché bi toll nii ngay dama koy ranger non kenn du ranger marché partiel la ñuy defar d'abord ba pare mooy première étape bi il faut mu leer ña fa nekk na ni duñ fa jóge ñoom bu doon téeméeri nit la fukki nit ak juróom amul ca cantine yi moom ku la wax ni la maa moom fii nekk wan ma sa këyit amul kenn ku la ci wan këyit ñëpp ay locataire lañu il faut mu leer ma yaakaar na kër bu yàqoo état war koo defar wala maire borom kër ga la war a waxal mais yaakaar na du wax ak locataire ba ci gàttal daal monsieur Ndiaye noonu monsieur Mbuub noonu laa ko yaakaar noonu la mën a amee man daal man mii wax ak yéen nag maire fëlu ma état fëlu ma marché bi ma fal te nag liñ fi am nag laa fi am nag ëpp li ma fa ay cantine de ay cantine la fa am comme ñëpp moo tax li may defaa sax bopp laa ci jiital il faut mu leer man duma nangu kuy lor benn doomu aadama amul benn marché ci Sénégal bu ñu tabax sa cantine la ko joxaate doo fay dërëm man rek maa ko mas a xeex musul am c'est la seule ci man kon xam naa kooku maa ngi dimbali njaboot gi man duma lor benn doomu aadama ñëpp ay jullit lañu te mag laa duma yàqal kenn du dëgg waaye nañu jàpp ne partie moom su fa Mbaye Ndiaye nekkee danañu ko defar su fa Mbaye Ndiaye jógee danañu ko defar moom mu nem mel mootul continuer di mel merci. kon sëñ Khadim waaw dégg nga li tonton Mbaye wax mooy li am parce que tamit comme que ñetti partie la partie A partie B partie C mënuñu rasandoo lépp dañuy di jëndi partie C bi ndax moo gën a màbb ñu defar ko bu ñu ko defaree après étape par étape ñu def ñeneen ñi mais ñi nga xam ne dañ ne duñu génn ñoom moomuñu cantine yi dañ fa loué te cantine bi foofu ma ngay màbb te seeni borom waxtaan nañu juboo nañu ak AGEROUTE juboo nañu ak état bi juboo nañu ak maire bi juboo nañu ak commerçant yi ña fa nekk nag ñoom moomuñu moomaanuñu duñ fa jóg fuñ ko teg fan lañ teg loolu ci li nga xamante ne day loraate am ñu leen di monté naan leen dañ leen fi bëgg a jëlee dañ leen fi bëgg a sànq de xam nañ ne Gueule Tapée cosaan la fii cosaan la kenn mënu fay jëlee mi ngi mel ne nga bëgg a xëy ne damay fii jëlee marché 5 xam nga yooyu mënul nekk kenn mënu ko def ndax dëgg am na yoo xamante ne cosaan la fii dañ ko fi bàyyi mais nag li nga ñiy nekk ci ginnaaw daal di leen ruux wala di leen puus nañu xam ne ñi ngi lor parce que ku ci bopp metti ëllëg du ñoom ñoo lay faja ku ci bopp metti ëllëg du ñoom ñoo lay faj sa njaboot la ñuy lor donc comme que li tonton bi wax daal mooy li nga xamante ne Khadim mooy li ñu jëlee fii te dinaa jóg nii dem wan la aussi état marché bi ñu bàyyi tonton bi am na lu mu ci bëgg a dolli. te ku ne xam na ni dégg ngeen ñëpp ni président Macky Sall moo dafa bëgg a moderniser marché yi ba mu dëppoo ak Sénégal ku ne xam na ni mbedd fii nit ñi amatuñu fu ñu jëm il faut ñu defar marché ay air plus nangam pour nit ñi ma dugg ci marché yi mën a am ay place mais nii mënul continuer fi ne boo xoolee tey boo duggee boo xoolee am na foo xay yu bari man couloir yi man maa ko daaneel lal te ay bâche ngir bañ nit amati fa accident loolu mënut continuer nag merci monsieur Mboup. voilà dégg ngeen responsable bi nga xam ne si
commerçant yi muy nekkal foofu ñoo ko nommé teg ko bâche yooyu ngeen gisoon ñu ca vidéo bu le passé conditions yi marché bi nekk moom mii ndeysaan moo dem muur kook def affaire yooyu yëpp mais affaire taqale yi te mën a am centre commercial boo xam daañu ci def 4 milliards de francs CFA yoo xam ne ña nga ca banque ba di xaar ñii dégagé wu ñu commencé liggéey bi mais wax leen nañ dëgg gi wax nañ ko wax na dëgg sama gars yi parce que ces gars là ñoom dañuy daan seen doole affaire daan doole yi dafa war a jóg parce que dama lay xamal yow mi may setan ne gis nga borom boutique yooyu di leen ko wax ñoom tamit boutique yooyu buñ nangu la génn ba màbb jigéen góor jigéen ju ëmb sax mën na faa jaar jigéen yu ëmb mu màbb seen kaw ñu faatu doom yi seen biir faatu génération entière lañ éliminé ndax doom yooyu ñu ëmb pour jox la exemple que ne égoïsme dañ ko war a dindi ci Sénégal ndax kii day daan dooleem jooju muy daan gënul ñeneen ñi viwam ak viwu njabootam gënul viwu doomu aadama yiy dugg ci marché bu di jënd bu màbbee ci kaw jigéen jooju mu faatu doom ja faatu doom jooju mënoon na ami doomam yooyu ami doom kii nag éliminer génération ndax égoïsme am kon nag na ngeen ko xool yéen commerçant yi topp foofu ne ñu politiciens yu tekkul dara yooyu ñëw naan leen bañ leen ndax seen défaite la bu maire bii di Ousmane Ndoye taxawalee structure bi ñu leen di won défaite la ci ñoom ñun nag ñuy liggéey taxaw di lañ soxla ñuy def Sénégal lu koy avancer lañ soxla développement lañ bëgg ndax marché bu mel ne conditions yi ban tubaab kan mooy jóge ci àll bi ban étranger mooy ñëw di leen naw ci dugg ci marché bu mel noonu dañ fay ragal a dugg sax yéen tàmm ngeen ko fii lu courant yi ña nga fu ne loolu bu fi tawee ci kaw ndox mi tàkk marché bi tàkk fi ñu naan ay fii tàkk naag fee tàkk yéen a ko def parce que bëggu leen lu baax tubaab yi gënuñu ñoo bëgg lu baax te ci kanam naa ni woon projet bi ngeen gisal ko seen bopp financé nañ ko ba pare léegi li ma leen di woon mooy gis nga maire bi ak mbaaxam tax na ba pour ñoom li leen politiciens yu tekkiwul dara yooyu ma koy répété jóge ca opposition bi ñëw di ruux ces commerçants yi nga xam ne si dañoo loué boutique yooyu ndax ñam moom cantine dem nañ signé nañ seen accord d'accord nañ ak le maire mais ñañ ko loué nga xam duñ fay luyaas sax ñooy rompre collion yi dara ngi nii fi naan duñ génn maire bi lan la ci def dafa dem ba créer leen ci canal boobu ku miin zone boobu gis nga canal bi dafa ay cantines yoo xam ne ay cantines yu provisoire la ne leen da ngeen di génn parce que marché bi dafa nekk A B ak C ba mooy liñ leen won nii mooy liy bëgg a màbb mooy loolu di bëgg a màbb léegi nag seen responsable bi xeex na ba dañu waroon raser marché bi mais ñun leen gannaaw fee daanu yàquwul noonu C bi nga xam ne yàqu nañ ko dindi en attendant ñu defar ko xam nga diggante boobu defal nañu ay cantines provisoire yoo xam ne dinaa leen ko won léegi ci vidéo ñun lu ñuy def day leer voilà maire bii nga xam ne si mooy Ousmane Ndoye moom moo ko def mënoon na ko ci bañ a fekk ndax mënoon leen jéem a bañ a génne ñu bañ léegi tey ji bu ñu xëyoon marché boobu màbb seen cantine yi màbb fan lañ jëm noonu ko maire bu waxee mi ngi noonu dañ doon perte lépp zéro mais nag yow kii na lay sangul sabtaar la bëgg yow de bañ na ko ba la génnal en attendant 6 mois 7 mois 8 mois 1 an yi ñuy tabax fii jox naa la cantine bu provisoire yéen ñi fi nekk yëpp kenn par kenn fayloowuñ leen dara transféré wul fee en attendant ñu def ko bu paree ñu jëlaat la delloo si la ci même cantine bi nga nekkoon lii kay def na defal na leen ko wax na leen ko muy lu leer affaire naa fekk na fi dañ ndax catastrophe bu amee bu fi kenn tudd maire bi naan deful liggéeyam da ko def ba mat ba def loo xam ne c'est en plus ne mënoon na utiliser force te dañuy génn par force ñii moomu ñu doomu aadama yi na leer seen bakkan gënul bakkanu doomu aadama yi ñëw foofu di dugg di jënd seen dàll yoo ak seen i mbuus ak seen kenn xamut tu vois xool leen li nga xam ne si maire bi créé na ko ci kaw canal ba muy ay cantines yu provisoire yoo xam ne ñii la ko déjee pour ñu déplacer wu dem fee en attendant ñu leen di liggéeyal marché bi xool leen ko après ñëw ñun lu ñuy def day leer wone ngeen gis tey ka loog ok. ci délégué bon actuellement nii cantine yi mooy cantine provisoire yi nga xamante ne moom la ñuy defar fii voilà gis nga ko nii parce que AGEROUTE jox na leen permission comme que marché bi ñetti partie la comme ni ko délégué bi waxee woon partie A B C te partie C bi moo am 142 cantines léegi actuellement nii
dañ ñëw fii léegi gis nga fii lañ leen indi Ageroute jox na leen autorisation fii ba ñu ngi commencé di defal ay cantine provisoire fii pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci partie C bi mooy fi ma la wan léegi ak yàqu-yàqu yi voilà ñoom la ñuy indi fii waaye ñu commencé nañ di defar fii cantine yi ñoom lañ fi indi bu ko defee bu ñu leen fi indee nag ci cantine yi waaw cantine yaa ngi nii ñu koy taxawal lépp en fer la gis nga cantine yaa ngi nii yëpp mooy travaux yi lépp en fer la gis nga moom la ñuy commencé gis nga bu paree ni mu mel yii presque mi ngi gis nga yii presque léegi mu nekk ci finition gis nga voilà yii la yii mooy cantine yi nga xamante ne moom lañ leen fi bëgg a indi provisoirement parce que kii mi ngi nekk aussi ci télé bi moom lañ leen fi indi provisoirement bu ko defee aussi bu ñu leen fi indee provisoirement après ñu indi partie C bi fii bu ñu indee partie C bi fii gis nga cantine yaa ngi nii actuellement commencé nañ ko gis nga travaux yi ngi nii donc waaw lii mooy li nga xamante ne moom la maire bi décidé xam nga aussi l'état aussi moom la décidé voilà gis nga ko donc gis nga cantine yi ci longueur kii bi yëpp gis nga fële yëpp li moom mooy liggéey bi quoi actuellement léegi nag buñ leen jëlee fii andi leen fi ñu nekk provisoirement comme ça buñ lelee pare ñu dafal fële daaneel fële yëkkati fële def ko provisoirement quoi def ko liggéey bi provisoirement xam nga voilà ko defee waaw lii la ba pare ñenn ñi nga xamante ne ñoo ne duñ fa jóge moomuñu sax cantine yi te seeni borom ñi moom cantine yi di fay ñoom signé nañ d'accord parce que mooy seen jàmm waaw mooy seen jàmm ndax dégradation bi am fa fu nekk marché bi dafa war a changer waaw fii kenn du ko fi jëlee kenn du jëlee marché bi fii dañ koy defar étape par étape parce que marché bi cosaan la quoi gis nga ko fii mooy marché Gueule Tapée bi cosaan la voilà gis nga mais kenn du ko fi jëlee voilà maire bi loolu la leen wax te gis nga li ma la wan plan bi nga xamante R+4 bi ñu koy bëgg a def day am ay restauration am salle de kii comme en Europe partout ni mu mel noonu lañ ko bëgg a def te képp ku amoon sa cantine dañ lay joxaat sa cantine ñi nga xamante ne jotuñu am cantine ñoom cantine yi ci des ju jël ku mën a jël di fay voilà noonu lañ koy def loolu lañ bëgg a def voilà sëñ Khadim marché Gueule Tapée Lamine Bara Mboup waaw jërëjëf. voilà suma gars yi dafa ne kuy wut jàmm daal bëgg jàmm bëgg am yërmande moom rek mooy def lii vraiment négocier ak ñoom loo xam ne préfet ba protection civile ak ay expert ñëw nañ dañ ko war a raser kii am yërmande joo ci ñoom ba tax mu créer leen lii ndax faute en falsité yi leen politiciens yee di wax ci suuf ñooñu nga xam tekkiwuñ dara lu dul ay waxi kese nit ñëw finalement di liggéey kii dama bëgg ngeen jox ko fula ñu mel nii la Sénégal soxla ñu mel nii la Macky Sall soxla ñoo xam ne action la ñuy def di liggéey am yërmande mais boole ci liggéey voilà monsieur Ousmane Ndoye bi loolu lay def moo tax mu jël kant yii ma leen woon gis ngeen ko yooyu mënoon na ko ci bañ a fekk marché bi màggan dañ koy raser bu leen neexee bu leen naqari yéen a xam voilà dem leen feneen ngeen teg ko fa tu vois mais yow ñëw tegal la lii ñoom ñu kon ne ba léegi naan dañuy bañ fii nag la force monsieur le président monsieur le maire jël leen ngeen génne leen par force bu ñu bëggul dugg ci cantine yooyu nañ dem ñu lali fu leen neex wala ñu dem feneen moomu ñu doomu aadama yi voilà léegi nag gannaaw won nañ leen conditions yi marché boobu won nañ leen cantine provisoire yi nga xam ne si monsieur le maire defal na leen ko pour ñu déplacer wu en attendant ñu def liggéey bi parce que liggéey bi négocier nañ ko ba C bi la ñuy defar bu ñu defaree C bi ñii dellusiwaat ñu jël ñee yóbbu fële defaraat B ba ak A ba bu paree lii la war a génne kii mooy projet bi day leer de monsieur le maire génneel nañu projet bi tegal nañu ko ci taabal ji expliqué nañu moo ngi nii moom leen baare di woon xool leen ma lii ngeen confronté ko ak dégradation bi na ci marché boobu quoi sénégalais bëggul lu baax voilà xool leen projet bi après ñu ñëwaat quoi lii la demee mi ngi nii pare na 4 milliards yi ña nga fa projet bi des nañ ko ñu takk seen ay bagages rek ñu commencé liggéey moo fa des tey que
voilà Khadim gis nga de lii mooy projet bi lii la de fii la monsieur le maire bëgg gars yi dem fa jóge ci canal bi vraiment mi ngi nii de lii mooy projet bi te projet bi hauteur financement bi 4 milliards la te lépp yemb na de yëpp yemb na voilà ñëppay am place. waaw mi ngi nii gis nga place yaa ngi nii nombre de cantines yi voilà gis nga lépp a ngi nii gis nga cantines yeeg yëpp gis nga rez-de-chaussée bi produit frais lañ fiy jaar. waaw niveau bu nekk ak lañ fay jaay. niveau bii xoolal électroménager ameublement et décoration lañ fiy jaay. niveau bii textile prêt-à-porter cosmétique. te gis nga lépp ay magasin li doon. voilà niveau bii téléphonie informatique multimédia. on n'a rien laissé. niveau bi service bien-être et restauration jullikaay yee ku bëgg a lekk salle de sport. Xaadim lii da lay fàttali lii de def naa da lay fàttali sunu magasin yi foofu de ni mu mel. mais lii la regarde la devanture. mi ngi nii devanture baa ngi nii lii moom mooy futur kii bi de marché bi nga xam moom la monsieur le maire destiné di ko tabax. lii la ñuy bañ. gis nga lii la de. te financement yi signé nañ contrat yëpp. te financement yi ñëw na signé nañ contrat yi def liggéey bee ci des ñu ne nag léegi duñ jóg te foofu ma ngay daanu te incha allah dama fay dem nga gis nga foofu nga gis ko bu baax. lii da la ñuy bañ. waaw avancement bi di lañ wax xoolal lii lépp te R+4 la te lépp R+4 la sëñ Khadim waaw lii nag mooy li ñuy bañ te monsieur le maire vraiment ñun amuñu lu dul ñun de dinañ ko ci jàppale ñun moom fu suñu baat mën a egg moom dañ ko fa eggale moom vraiment dañ ko fa eggale voilà lii na moom macha allah voilà. suma gars yi alors lan ngeen wax ci kooku dafa nga ne centre commercial bu mel nii ni mu leen ko détaillé réparto par réparto fii lii lañ fi jaay fii laa européens yi dañu gën a bëgg lu baax am nañ possibilité bi financé nañ ñu ko yor nañ plan bi et tout ay baadoolo yu tekkiwul dara naan dañuy daan seen doole ñoo ne fee bëgg nag téye ko ba mu màbb ay doomu aadama dee fa ñuy rey fii naan yàllaa ko dogal yàlla bay sa tool. Mieux prévenir que guérir takk leen seen ay bagage bala doomu aadama di fa dee seen daan doole googu baat yi ngeen nar a pakkat yi ngeen nar a faat seenu njaboot gënul seenu njaboot te dañ fay ñëw par force kon nag may leen ñu jàmm takk leen seen ay bagage ngeen dem ki la tagal cantine fait provisoire bu ne laa bu subaa bu paree da nga ñëw nekkaat fii marché bi yéen a tax ñu koy tabax yéen a tax ñu teg ko fa. donc les politiciens yu tekkiwul dara yooyu ñëw di leen ruux avance wax leen nañ avancé nañ dem indi ay idées yoo xam moo leen di jariñ pas yi fu naafeq yooyu ñuy def kon nag léegi leer na buñ jógee foofu gis ngeen projet bi et tout nii la war a génnee noonu nga ko gisee lii def naa ne européen bu ñëw sax danañ ca naw voilà xam ne ñun ñi ngi développé ñu ngi avancé bu ngeen gisee ñu naan leen horizon 2035 boobu leen Macky Sall wax Sénégal buñ ko photo dafa am nu war a mel 2024 waxuma la 35 24 sax dañu war a am déjà idée boo xam ne 2035 Sénégal dina mel nii yu mel nii nag mooy li taxoon Macky Sall di wax fast track bi looloo ko waral def yu mel nii résultat yi daje 2024 déjà ngeen am idée bu baax que ne 2035 Sénégal dana mel ni ko président projeté voilà ñii président moo ngi si jàppale parce que seetaanul maire bi fonds yi ñu am les 4 milliards là Macky Sall moo ci def tout jàppaleen ba ñu am ko mi ngi fa du ay promesses lii c'est des faits donc baadoole yooyu rek ñoo war a dégager wu mu jeex tàkk te xam ne seen vie njaboot gënul doomu aadama yi fa bakkan yi fa nar rot suba bu ngeen fi seetaane nag ba nit ñi dee fa presse bi ñoo fi di ñu rey naan maire bi deful léegi dafa sàgg nag dafa laa vidéo bii dana ko leeral na leer ñu ngi ko def ci mai 2019 voilà na leer de ok léegi nag ñu ñëwaat toujours ci zone boobu marché Sam voilà gis leen gars yi nga xam ne si da ngay gis Sénégal lu ñuy def trottoir yi dañ koy occuper lal ko fu nekk am nañ seen ay raison xëy na amuñu condition yi fu ñu lu tax ñu koy def lu tax ñuy lal ci kaw trottoir yi ba nit ñi duñu am fu ñu jaar parce que amuñu yeneen moyen amuñu yeneen condition ñooñu danaa leen ko woon léegi mais di leen xamal ñoom tamit ne lu mel ne centre commercial bu mel nii marché bi ñu koy tabax étage yooyu ca kaw am na ci boutique yoo xam ne si dañuy libre fii ñu nekk nii ci marché Sam bi gis ne da ngeen ci gis benn cantine boo xam ne yuñ defar la yoo xam occupé wul trottoir bi ñooñu xaalis lay jar xaalis bi ñëwal nga au lieu nga lal ci trottoir bi bloqué ko jëlal ci boutique yooyu nga di ko fay
weer wu ne à part say impôt yi nga far fay li Sénégalais bañ duñ nangoo fay ay droit duñ nangoo fay impôt duñ nangoo fay dara te fu leen neex ñu bëgg ko fa lal fu leen neex ñu bëgg fa yenn fanaan fa du dëgg du yoon jël leen seen bitig yi ngeen di fay leen waral bis bu mata yaa moom sa bitig voilà dama leen koy won di jox ñu benn exemple koo xam baara daje na ak moom waxtaan na ak moom déglu leen ko lii la wax ak moom voilà jeex na di leen xamal nag bu ñu fa pare nañ bàyyi centre commercial bi ñu def ko ñoom ñi ne fii nañ dem kenn ku ne jéem faa am sa boutique di fa liggéey ku la soxla na fekk yàlla foo taxaw sa wërsëg dina ko indi bu ca boutique ba incha allah jox la ko voilà na leer ngeen libéré yoon yi li yoon yi mën a libre nit ki c'est pas normal mu wàcc trottoir bi di jaar ci kaw tali bañ ko mën a fiir ndax dañoo lal fi fépp yooyu du ay kanting du jaayukaay na leer nañ waxante dëgg te yàlla tax ku ci mer yaa xam na leer xool leen lii ngeen déglu waa ji dajeeg Bara après ñu ñëwaat. allo asalaamaaleykum sëñ Khadim man Lamine Bara Mboup maa ngi fii marché Sam ñëw fii gis nga doon la wan aussi condition bi ni mu mel yi nga xamante ne aussi bokk na ci décision yi nga xamante ne gars yi nar nañ ko jël te aussi waa maire yeeg yëpp jël nañ yenn décision pour vraiment yoon yi ñu defar ko mais nag mooy xam ne aussi tamit nit ki doone nag nañu jóge fii te amoo foo leen def te xanaa nag parce que gars yi gis nga leen ñi ngi nekk fii ay borom kër lañ di daan seeni doole waaw xale yaa ngi fii mag ñaa ngi fii ñëpp a ngi fi am na ci sax ñoo xamante ne jël nañ gaal gi ay yoon ba dañoo mujj a découragé ñëw te li ma lay wax nii comme xam nga ne ñun lépp lu ñuy def ci image lañ koy teg ak di ko wane te yaa tàmm di wax weddi gis bokk ci moo tax ñëw naa fii ba ma jógee fële tamit ca maire ba fële place de l'Obélisque ñëw naa fii tamit ci marché Sam pour nga gis conditions yi aussi di laaj aussi Baye Fall mu wax ma aussi lan moo ciy xalaatam waaw Baye Fall waaw di la laaj ci xalaat waaw lan nga ci. waaw xalaat bi moom li ma ci wax moom maanaam comme ni nga ko waxee rek maanaam nit ki moom bu fekk ne maanaam jàpp ci la dara fi mu toll instant yi ñun fii ñu nekk moom lan am képp ku nu fi bëgg a jëlee war ngeen di ñëw tooge nii mais xëy rek dikk ne tey dañ leen fi jëlee loolu moom buñ ko defee xam ne antu te fi mu toll nii ñoom danoo war a xam ne ñun dañuy taqale rek fii moom kenn nekk fi dañuy taqale rek ñun buñ amoon lu nu gënal du nekk ci mbedd waaw mboolem lii nga gis ñuy def nii bu fekkoon ne am nañ ay matuwaay yuñ ko jëlee dañ koy jël xam nga ne yow tëdd sa néeg xëy sango ba set jàpp julli samay jël sa caabi nga dem tijji sa magasin yaa ngi may dikk toog normal yëmala toog ci mbedd ñu lay fekk di ramasser ak yooyu yëpp amul solo waaw ñoom nag ñoonu war a mën a jàppale xam ne ñun ay néew yu doole lan ay sën lan dañoo bëgg Sénégal avancé nekkuñu fi pour kënjëng yii koo fi gis ku ne dafa yor soxna ñii ñëpp ay borom yi soxna la borom yi jaboot la bëgg rek luñ leen yët nag luñ leen terale suñu waajur waaw mais yow dama ci waxtaan dañ ma wax ne aussi jëm ngaa tenté dugg Europe si ba sonn lan moo tax nga génn ci ak lan ngay xelal ñi nga xamante ne moo nekk seen xel. waaw man Europe dem naa fa ñaari yoon mais dan maa wàññi jamonoy laay waat bi ñëwee Bangoo la ñu wàccee waaw dem naa fa ñaari yoon bi ma demee dem tante surtout laa dikk toog pour jéem a réussir waat nu ma mën a avancer mais fi may waxee yow man dem naa Espagne ñaari yoon yëpp dan maa wàññi waaw. waaw mais léegi maire bi bu fekkee ne daf leen di jël am fu muy defar. waaw ne leen ngeen ñëw nekk fa. waaw comme que yéen fii da ngeen di fay juuti. waaw juuti da ngeen di fay. waaw waaye bu fekkee ne marché yi nga xamante ne am na marché yu ñuy defar mu baax. waaw yu pare yoo xam ne dafa nekk ci ànd ak jamono. waaw bu maire bi ne na ngeen ko ñëw jël. di fay. waaw ngeen jënd ko jël ko di ko fay. léegi yow lan ngay xelal loolu. waaw loolu ça dépend ci condition yi ñu koy fayloo rek xam nga maanaam kenn ku nekk sa doole niveau bi nga toll kenn ku nekk sa doole ak niveau bi nga toll am na ñu am ñaar fukk am na ñu amul fukk ñaar fukk comprendre mairie bu defee ay place ne pour ñu dem fa bu place yi baaxee bu ci defee yërmande mën nañ faa dem mais am na ñoo xam ne boo leen fëggoon tey laaj leen 100 000 francs duñ leen ko génn ku mënta génne 100 000 francs boo ne ko indi 300 000 da nga koy sonal. mais du fa ñëw. waaw ma bëgg a léegi kon daal mooy wane ne. waaw bu fekkoon ne fi mu nekk nii xam nga dañ ne. waaw xam nga dañ ne réew mi dañ ko war a setal. dañ ko war a defar mu baax. waaw
te tàmm nañ ñu wax ñu ne réew mi yoonu buur la. waaw. te buur nee na léegi day toog jël ay matukaayam. waaw. te fii tamit yoonu buur la. waaw. mais yow bu ñu ñëwoon. ne fii nit ñi nekk ak niñ fi nekkee nii. ci trottoir bi fa kenn amul foo dox di njëkkanteeg teel beeg ci oto bi. waaw. yow ban xel ngay xalal waa mairie bi ak nan ngay xalal tamit sa mbokk yi nga xamante ne suñu mbokk suñu frère yi nga xamante ne ñoo fi nekk di daan seen doole. mooy comme li ma la wax rek ñun ñu nekk ci territoire bi gënaluñu suba bu ñu amoon fu gër fii dañ fay dem barke sëñ Fall gënaluñu territoire bi gënaluñu ku sañoon yor sa place di ti jëkk a tëj mbaa boog man suñ dikkoon suba ñu ne ñu bërëb sàngama fee ñu dem bu ñu defee jaay fa suñ doole am fa lu ñu gënal danañ fa toog mais xam nga ne kuy nekk ci territoire gënaluñu ñun danoo ñaan yàlla jóg ci territoire yi ñaanuñu yàlla màggate fii ñaanuñu ko yàlla ñaanuñu yàlla màggate ci territoire yi bu fekkee ne ñoom danoo yaakaar ne ñun danoo toog pour màggate fii ñaanuñu ko yàlla suñ amee luñ fi gënal rek dañ fiy jóg waaw suba bu ma amoon lu ma gënal da nga naan Mbaye Fall ma woon toog ñaanuñu yàlla toog fii nii koo gis mu nekk ci territoire amul pexe ñoom nag liñ bëgg a def nii dañ ko war a bàyyi fekk nit ki muy jaay rek nga fekk ko fi rek ndeg buntu xataal ko ne ko tey da nga fi jóg wala nga yàq ay bagaasam loolu amul fenn gis nga doole yàlla rek moo am doole yàlla rek moo am doole li ñuy def bala ñu koo def dañ ko war a xoolaat bu baax fii kenn amul doole yàlla doo nga am doole waaw am ngeen groupe boo xamante ne ci seen ñi nga xamante yéen a nekk fii di lal ci fii ci Samb est-ce que am ngeen mbootaay boo xamante ne am ngeen ci koo leen wéeru mbootaay est-ce que yéen seen biir ànd ngeen non ànd nan ànduñu déet nag parce que dafa ndànk rek dama lay wax rek mbooloo fu mën a nekk da nga ci gis ñu jub da nga ci gis ñu dëng parce que nit mën naa dikk ne la defalal nii pour nit ñi jàll nga ne man de nii laay lale dëgg la wala dëgg ñi tëgg ne ko kii lim la wax dëgg na kii ne man kay lim nii laay def aussi tamit boo ko waxee loolu ni nga wax nii comme day justifier tamit day tax ñi nga xamante dañ ne nañ fii nit ñi fii ñuy lal du yoon loolu la parce que tamit bu fekkee da ngeen nekkoon am mbooloo di déggante seen biir ngeen am ànd yéen ñëpp nit ki bu defee xam nga ñii bu ñu lalee fii ñii xam ne fii bu ñu fi lalee dañ ñee lan saaku pompiteer benn bu nëbee waaw dëgg la xam nga yow doo ko def waaye nag bu fekkoon ne booloo ngeen tamit gis koo xamante ne mi ngi def lu tegul ci yoon mais day yombal liggéey bi mais nun buñ ñu bàyyee suñ sago ñun suñu bopp mën nañoo organiser suñu bopp. bàyyi sago boobu nag. waaw waaw ñun suñu bopp mën nañoo organiser suñu bopp. waaw bàyyi sago boobu nag moom moo andi jéye ji. waaw mais boo leen organiser woon. waaw nekk benn. nekk ay mbokk mag ak rakk. ngeen kii yéen ñëpp. mais vraiment boo leen ñëwee dem ci maire bi. taxaw waxtaan ak maire bi. ne ko ñun de vraiment li ngeen jël initiative. pour dëkk bi di set ndax ñun ñëpp yow sa kër sa néeg dafa set wit ba ngay xëy. waaw macha allah waaw yéen saa yi nii di fëgg ay dàll. waaw ndax bañ poussière bi. waaw loolu mooy set la. donc fi nit ñi war a jaaree dafa war a set. waaw loolu léegi yéen boo leen àndee jubóo yéen ñëpp def benn dem foo leen dem taxaw ci autorité boo leen dem taxaw. leneen dañoo bëgg ñun daal lii lañ bëgg ngeen jàpp dañ ciy jàpp parce que. waaw loolu yoon la ñu jàppale leen. waaw loolu moom lu mën a nekk la moom li nga wax ma waaw loolu lu mën a nekk la. kon boog dañuy ñaan rek di leen ñu koy waxati. ñaax rek. waaw ngeen gën a góorgóorlu. waaw xam na lii aussi tamit. ngeen ñuy bàyyi xel nag saa su ne nag. waaw mais waaw lay demee lii ni nga may. yow xam nga ne mënoo xëy defar cantine bi taxaw ne emblacat bi da ngay joxe 8 millions wala 4 millions da nga koy joxe gukk ca cantine bi ket wóor ndax légal na wala légalut nga jël sa xaalis def ko ci suba jot sama ñu sàmm ndaraan ñëw ne ko rajax loolu tegul fenn. waaw exemple laa lay jox rek. waaw. mairie bi bu ñu leen nee fii lañ leen yóbbu fi ñu leen yóbbu. waaw ay kii leer lay nekk de. loolu moo fiy jóg moo tax ñu ne dañuy jindi désencombre jindi fii. waaw dëkk bi ni muy xattee ak yooyu. waaw baax looloo tax de. waaw baax na loolu la waaw baax na newuñu leen dañ leen di defal loolu nun bañuñu ko loolu nun bañuñu ko loolu bañuñu ko. jërëjëf waaw xëy na merci jërëjëf ok. voilà dégg ngeen kooku dégg wax na ay raison mën nañ ko comprendre day daan doole moom tamit waaye nag bés bu ñu la joxee moyens yi cantine yi nga fay waaye nanguwuma fay bu ñu ma jaayee cantine bi du ma ko jënd damay lal fii ndax du ma fay dara yooyu dafa war a jóg wala daañ bu ñu leen obligé ngeen jóg fa par force bu fi kenn ñëw di rey naan gouvernement bi lii wala mairie bi laa wala lale lu jaadu ñëpp ko xam daan doole jox nañ leen moyen jox leen possibilité nga jëlal cantine bi newuñu la nga jël 8 millions fay ko ci tàng-tàng bi jël ko yaa fa nekk weeru dee bu dee 100 000 la nga versé ko lu yàgg-yàgg cantine bi yaa koy mujj moom kooku solution la te da ngeen libéré yoon yi
voilà ay fu neex waay lal fu neex waay def ko garage yu oto yooyu dafa war a jóg Sénégal dégradé boobu moo fi war a dañ il faut nag ñu commencé ko ndànk-ndànk di ko déti dafa war a jóg nga leer amul daan doole ba lor keneen sa njaboot gënul ak njaboot nga lor kooku nañ ko def suñu bopp yi ok léegi nañ ñëwaat pour wan leen na maire bi Ousmane Ndoye lan lay liggéey yamul ci marché bi rek mooy maire bi nga xam ne si dama leen di won image yi léegi xool leen ci yoon yi les rues yi nga xam ñoo nekk Gueule Tapée pavage bi nga xam da koy def nan lay defee yoon yi voilà ngeen xool ko après ñu ñëwaat ma waxaat leen leneen ci Ousmane Ndoye après doog leen di tàgg lii mooy li nga xam ne si mooy projet bi mu am ca mbeddi Gueule Tapée yooyu ma bëgg nag maire yi dëkk yi nekk Sénégal yépp ñuy copier ci maire yu mel nii di liggéey yu mel nii voilà population mun ko gis yëg ci seen bopp gis ci seen bopp xam ne maire bi ñu fal kët toogu fi rek di ñu koy jox salaire mu ñuy nekk di ñuy raconter des histoires mais daf ñuy defal ñu gis fii nag weddi dañ ne gis ci bokk lii moom moo koy def ca mbeddi Gueule Tapée yooyu man xaw ma waaye kuy def lu baax dama koy wone di ko àdduna yépp war koo gis war a félicité lii maire yu mel ni lañ soxla kii élection bu ñëwaatee bu ngeen sax xaat nañ ñeneen ñu fa ñëw di wax na ngeen leen dàq ñu génn seen quartier boobu teg leen kii ñu mel ni ñoo am njariñ pas ñu ñëw fii di mbalalal mel ni ay perroquet voilà xool leen lii nga xam ne si moom la commencé liggéey foofu ak mbedd yi nan la koy toppatoo pavage bi nan la koy def ak nan la bëgg futuru Gueule Tapée mel ko Xaadim bon bi ma jógee ci maire bi aussi ñëw naa wax naa ak maire bi aussi li mu wax mi ngi gis nga fii mooy chantier bi nga xamante ne fi lañ nekk di defar pavage yi parce que dafa bëgg a pavé fii yëpp dëkk bi yëpp la bëgg a def pavage waaw vraiment moo tax xam nga wax rek du doy comme que bi ma nekkee bureau wax na ma ko moo tax ma génn aussi ñëw xool fi nga xamante ne fii la ñuy defaree pavage yi gis nga mi ngi nii fii la ñu koy monter def yëpp. ñu ngi commencé di def pavage gis nga parce que nee na rue yëpp la bëgg a pavé déjà gis nga ñu ngi fii rue bi gis nga fii yëpp ñu ngi koy pavé gis nga ko fii yëpp nii la war a mel voilà moo tax jóge naa ca mairie ba waaw comme que ñun duñu wax dañuy wane ñuy gis moo tax foo ñuy wane image yi wax ji bañ a bari voilà gis nga ko fi ma la wan nii mooy fi nga xamante ne fa la ñuy kii pavage bi gis nga bi ma fa jógee ñëw naa fi nga xamante ne commencé nañ koñ bi di defar pavage maa ngi nii ak Amadou Ndiaye moom mooy responsable bi Amadou mi ngi nii moom mooy responsable bi moom mu nga xamante ne moom mooy toppatoo kii liggéeyu xale yi gis nga pavage bi moom moo koy def gis nga ñu ngi nii te pareeguñu dañuy def lii lépp continuer ko fii face bi yëpp nii la ko maire bi bëgg mu mel voilà face yëpp nii la bëgg mu mel gis nga face bi yëpp maire dafa bëgg ñox ko gis nga maire dafa bëgg fii yëpp mu ne voilà gis nga fii yëpp maire dafa bëgg mu mel nii la war a mel lii na ko wax na ma ko ci bureau am xam nga weddi gis bokk ci waaw comme que weddi gis bokk ci aussi tamit moo tax da ngay ñëw comme ñun li ñu tàmm di def xam nga nekkuñu fi pour loo xamante ne ñun duñu wax dañuy wane jëf ji la ñuy wane quoi voilà lii moom mooy actuellement li nga xamante ne moom la maire bi di def fii voilà fii yëpp donc ñii commencé nañ liggéey bi pavage bi ñi koy liggéey ngi fi ñëpp ngi fi bon fële pare na actuellement bi nekk booru centenaire bi pare na foofu pare na léegi fii moo ci des te comme ñoom décidé nañ te kii bi yëpp génn na financement yi yëpp génn na donc dañ koy def voilà maire bi vraiment décision bi mu jël moom gis nga vraiment am na décision vraiment liggéey lii moom il faut nit ñi jàpp ci rek nit ñi jàpp ci léegi ñu laaj ci Amadou mi nga xamante ne moom mooy def pavage yi aussi tamit ñu laaj ko ci xalaatam rek li nga xamante ne moom la ci lu mu ci xam ak li nga xamante ne moom la jot a réalisé ci turu maire bi waaw moom mooy def pavage yi moom mooy responsable bi voilà waaw Amadou waaw non mais liggéey bi moom maire bi da ko bëgg a changé waat pour changer job bi parce que cité bi ni mu meloon au début moom gars yi dañ ko rafetul woon dara te maire yi bari jaar nañ fi defaruñ fi dara léegi nag mu jóge moom intention boppam ne da koy defar parce que maire yi fi mës a jaaree moom dafa gën a wane boppam carrément ne liggéey na fi dara
ndax nit bi la joxee poste da nga koy liggéey nit ñi xam ne leen liggéey nga ci moo taxoon mu jël engagement bi nag ne dana dindi hôpital bi da koy changé jumaa ji defaraat cité bi parce que cité bi niñ ko doon tuddee moom dafa ñaawoon trop parce que ay xar moo fi nekkoon ak ay ndox yu salte léegi mu bëgg a jëlee foofu lépp def benn genre travaux boo xam ne contrat bi 6 mois la pour changer waat cité bi ndax cité bi au départ ni mu meloon ba tey nii daal gars yi rafetuñu mais léegi nag ñoom ñëpp seen xol sedd nañ ci daal waaw famille daal kontaan nañu ñu ngi ñaanal maire bi daal mu yàgg fi ndax liggéey bi daal rafet na te ñu apprécier nañ ndax nee nañ maire yi bari jaar nañ fi mosuñu am lu mel ne maa leen sant yàlla rek. fan tamit nga liggéey ba liggéey bi pare te lépp ci ta maire bi moo ko santaane woon. liggéey na place de l'Obélisque. place de l'Obélisque ku xamul place de l'Obélisque moom mooy. monument bi arrêté centenaire waaw. fi ñuy defee défilé. fi ñuy defee défilé bi. ku gis ren défilé bi gis nañu waaw xam ne aussi tamit liggéey bi maire bi moo ko waral loolu waaw. te loolu aussi dañ ko song. def ko ci vite fait lañ ko def parce que ñoo ngi ko liggéey ci 4 jours. ci 4 jours lañ def pavage bi enfin te dina bu ma jógee fii incha allah damay dem foofu. incha allah sëñ Xaadim ni ñu ko xamee xam nga ñun duñ ci wax. wax ju bëri jaru ko dañuy wane fee yi. fee yi comme que dañ ne fast track la war a doon donc fee yi dañ koy wane. dañ koy wane carrément nga xam ci Amadou danaa dem aussi wan leen aussi fi nga xam ne moom moo ko liggéey ci place l'Obélisque te en 4 jours la ko liggéey 4 jours lañ ko liggéey. ak volonté xale yi nga xamante ne ñu ngi nii ñoom ñoo ko jàppale ñoom ñëpp mobilisé ci waa quartier bi mu jigéen mag ndaw ñëpp mobilisé ci. waaw vraiment kontaan nañ ci maire monsieur Ousmane Ndoye ñoom ñëpp. ñoom kontaan nañ ci lool. ñëpp vraiment kontaan nañ ci moom. ñee daal ngay laaj kii ngay wax Indo mu wax ko parole bi jigéen ñi Indo la tudd. ñoom ñoo toog voilà moom ñu wax la si wi mais ñoom ñoo fi toog. waaw jërëjëf Ousmane jërëjëf Amadou jërëjëf waaw kon sëñ Khadim bu ma paree ci Amadou comme que waxtaan nag Amadou léegi pour rek nga xam aussi témoignage yi nga xamante ne moom la gars yi am waaw témoignage bi nga xamante ne moom itam moo tax léegi ma ñëw fii aussi tamit ci jigéen ñi nga xamante ne parce que ñoom fii Fass xam nañ ni mu meloon bi ñu nekk xale xam nañuy Fass ku dégg Fass Mbao xam na li xewoon Fass ba ñu tële leen fa yóbbu leen fa kenn du ko fàtte voilà léegi moo tax nag léegi aussi comme niñ ko xamee di def rek ñu laaj soxna si waaw yow laay soxna waaw kii wax nii kat la kaay la ko Mbuub Mbuuba Jali mbuub ma neex maa woo Mbuub Jabel la mbuub ma neex maa woo kontaan nañu suñu xol sedd nañu ndax lii amuñu ko woon dañu mun toog fi ma toog sax amuñu ko woon ndax karaw xar ak ay puubu xar ak sawi xar dañu bëgg nag du ngeen jógee ci defar ba mu baax moo am suivi mooy importance bi loolu la ñu bëgg waaw karaw xar yi sonal nañu saw xar yi sonal nañu te suñu xale yaa ngi fi ah kenn comprendre tuur ci état ndox mel ni ay bàyyi ma ñëw fi dëkk loolu du yoon jàppal leen ci lu ñu mën lu ngeen mën def leen ci waaw merci waaw loolu bu la dara naqar ñu dëkk ci suuf duñ ko nang defuñu ko waaw ba suñu buntu ko doon set waaye xam na ñuy def ñi dëkk ci kaw étage te amuñu dara ci suuf ñoom ñooy ñëw takk fi seen xar di fi tuur ay ndox waaw yéenay def seen comité de quartier waaw seen fulla waaw parce que da ngeen xam ne nit ki warul bañ ko mere waaw lu set moom ñëpp ko bëgg tubaab moomu ko indo moomu ko chinois moomu ko nit a ko moom ñëpp parce que ñoom ñooñu dëgg ñi ngeen di wax waaw ñoom ku ci yeewu waaw sa néeg da nga ko bale ba mu set da nga ko fawere fóot sa yére ba mu set weer mu wow nga paase gën waaye xam nga Sénégal leen sonal loo wax ñu ni la ñoo ko bokk gouvernement bee ko moom munoo ci dara ñoo ko wax koy waaw merci waaw merci loolu waaw maa la ko këram dafa set wecc jeex na tàkk ñun suñu bopp waaw tey ñu ñëfe yëfu maa tey la ñuy def doo defaree ku ñëw di wax ñun la moomoo fi amatul nag yéenay def seen comité moomoo fi ku ko deful ngeen teg ko ci yoon yooyu la ñuy def waaw loolu waaw kay ñëpp la merci gox bi bu setee ñëpp la setal xale yi duñu feebar ah lépp dana yomb waaw nit ñi am jàmm maa la ko wax si kanam jërëjëf waaw koy merci beaucoup waay voilà gis ngeen lii de defe naa ne ab liggéeykat rek moom mooy xalaat lii waaw mbedd yi gis ngeen ko kii moom nee na du ay promesse politicien bu ñëw di promettre kooku dàq leen ko ñii nga xam ne dañ leen a jël abal leen politique bi ku mel nii man dama naan dañ koo abal politique bi parce que du politicien bu doon politicien fii la leen di rey wax mbalalala dinaa def lii dinaa lii bu ngeen ko falee fàtte na ko
ba keroog ñu élection ñëwati ñu rayate la naan la noo diwa taxoon ak lii nangam nangam moo taxoon waaye bii yoon danaa ko def bu leen duggati jooy takkal leen seen ay bagage ñu avancé jël leen ñi nga xam ne dañ leen a jël kii opérateur économique la du politicien dundul ci loolu moo tax meereem bi boo demee doo jël sax ay audience baaram yi ba muy dem dama ko wax rek sa waay demal di ci remercier sama jarbaat Koura Macky moom mi ma signalé cas bi ne naa ci wax affaire yu demee noonu jox ñu contact yi et tout ñu contacter monsieur le maire jour ba lañ fa dem mu recevoir ñu mënoon na nekk di ngand lu fii non tey mun a ay audience dugg na fi gën déedéet moom da ko wax ngeen dégg ko sax ci vidéo bi nee leen man bu ma nekkee ci maire bi ku jóge fee ñëw loolu loo tax ñu teg ma fi dama la war a déglu lii ngeen war a def dirigeant yeeg ngand lu ci yenn société yeeg yenn maire yi yenn communes yi ngeen wàccee seen bopp comme nii di déglu citoyen yi ci ngeen mën a amee njariñ amal leen njariñ voilà bi mu jógee ci koñ yooyu yamu fa ndax place de l'Obélisque moom ci juridiction la moom moo ko géré place de l'Obélisque gis ngeen ni mu meloon ni ñu ko abandonné woon toutes ces choses là waaw moom dama leen di woon li nga xam ne yokk na ko fa ak set gi mu ko setal ba léegi place de la République gis nga fin d'année sax place de l'Obélisque la ñuy ñëw di ko fa def xoolal lii day mel na suñ doomu Milan bii set wecc lii maître Ousmane Ndoye moom moo ko def xool leen ko ngeen gis ko yéen ñi ci diaspora bi ña fa gëj xool leen nan la politicien maire nan lay liggéey ak nan lay toppatoo ak sûreté ba fa nekk voilà ñaari vidéo la yoo xam ne dañ koy takkale mu nekk benn ngeen gis ko lépp baaram boobu jël na ko wan na la même police bi nga xam ne dañ fay taxaw monter fa pour garantir sûreté place de l'Obélisque boobu ak koo xam ne yaa nga fa voilà lii nag nee naa la weddi gis daf ci bokkul na ngeen ko xool après ñëw ma tàggu leen place de l'Obélisque li nga xam ne si ak ni nga xam ne moom la ko maire wu Gueule Tapée bi toppatoowee ngeen xool ko gis ko yéen waa Gueule Tapée ak lépp lu ci ak maire bu mën a doon jàngal ci maire bi jàngaleen ci kii ngeen xool dëkk yi ngeen yor fu ñu leen jox ni ngeen ko war a toppatoo nii moom bu ñëpp meloon nii les Macky Sall bëgg dana gaaw a am trop incha allah balaa 2024 sax xool leen ko après ñëw. waaw sëñ Khadim di la ci yokkal rek waaw ñu ngi nii di génn fi nga xamante ne mooy place de l'Obélisque bu ñu génnee ba pare voilà léegi nga xool gis nga place bi encore fii nag moom génn nga ci biti gis nga voilà gis nga ah fii day defe naa ne lii mooy sunu doomu de ngi nii vraiment waaw gis nga ko de fii de mooy ñun xoolal ma lii rek xoolal pavé lépp lañ pavé lépp lañ defar xoolal lii mais xoolal rek lu mel nii gëj naa am ci réew mi seen Xaadim voilà xoolal lu mel nii gëj naa am ci réew mi xoolal lii moom lii la ñuy wax no comment dama lay bàyyi rek ak image yi waaw ma profité doxantuwaale ci place bi parce que lii dama ko namoon place bu yaatoo nii dama ko namoon waaw dama ko namoon man namoon place bu yaatoo nii voilà xoolal rek dama ko namoon moo tax voilà lii lépp ci li nga xamante ne moom la joluma la ci li nga xamante ne moom la monsieur le maire def lépp pavage la gis nga lépp wala centenaire ma place de l'Obélisque bu njëkk te gis nga de ak sécurité bi am gis nga auto police taxaw fi mu pointé gis nga de voilà lii lépp voilà waaw gis nga xoolal ma lii voilà
kenn du na liggéeyul de vraiment monsieur Ousmane Ndoye le maire war nañ laa jàppale vraiment lii moom ku ko def moom vraiment mérité nga ko ki moom gars yi war nañ laa jàppale voilà 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 gis nga avec une sécurité totale voilà lii lépp de mooy lii moom xam nga gis nga waaw sëñ Khadim waaw fii laa yegg si nag ñëw naa ba fii avec la sécurité aussi ñu ngi fii gis nga dëkk bi aussi tamit la sécurité est présente ah ñëpp a taxaw y'a la sécurité y'a tout ah ñëpp a présenté wu voilà gis nga donc fii amatul loo xamante ne mun nañ koy wax voilà vous voyez que la patrouille est présente ñëpp a ngi taxaw fii donc fii y'a tout est garanti y'a une sécurité totale voilà merci beaucoup sëñ Khadim waaw ñu ngi fii ci centenaire place de l'Obélisque waaw kii gis nga fii aussi mooy pavage bi nga xamante ne maire Ousmane Ndoye santaane woon nañ ko ñu def ko rapidement ci du mu gën a gaawee kii moom mooy pavage bi mu doon wax centenaire bi nga xam ne def nañ ko fii voilà gis nga niñ ko defaraatee centenaire ak ordre bi nga xamante ne moom moo fi nekk actuellement ak propreté bi voilà gis nga ordre bi fi nekk propreté bi a ngi nii xam nga nit ñaa ngi toog li nga xamante ne amul woon dans les temps que waaye neex def la woon waaw fu waaye neex dugg mais actuellement vous voyez gis nga voilà mi ngi nii gis nga entretien bi ni mu mel gis nga nit ñëpp ñu fi doon xoolal lii dans les temps boo daan ñëw fu waay neex duggee lu fu waay neex toog lu waay neex def la woon fii bi nga fii ñëw waaw mais vraiment monsieur Ousmane Ndoye gis nga terrain bi ci ginnaaw aussi voilà gis nga fii yëpp dañ ko defar gis nga vraiment kii moom mi ngi mel ne ña nga foofu ci réew ma sa réew mi gis nga ko xoolal structure bi gis nga terrain bi aussi terrain bi nga xamante ne def nañ ko fi waaye prévoir def nañ fi terrain aussi y a la place publique voilà gis nga tout est gazonné fii moom mooy place de l'Obélisque bi moom la ñuy wax monument bi centenaire waaw fi nga xamante ne mooy va bi ñu def fi ñu defee défilé bi xoolal ma lii rek xoolal lii te lii yëpp bi fi le maire Ousmane Ndoye ñëwee ci la ama fii yàgg na am dëkk ale kii ñëpp xam nañ place de l'Obélisque nu mu meloon yàgg na am mais nii mu mel nii ren lii moom mosu fi am mosul am toppatoo bu mel nii gis nga lii lépp xoolal ma la jardin public la xoolal jardin public bi xoolal lii lépp ci biir parc bi la lii lépp waaye lii lépp ci biir parc bi la gis nga clôturé nañ ko terrain de football bi mi ngi nii gis nga nit yi xoolal léegi nit ñi fu waay neex toog ak propriété bi ci am doo fi gis dara doo gis dara loo xamante ne luy salte la du dara lii lépp voilà bu njëkk ba à part place bi rek da nga daan ñëw place bi rek moo fi nekkoon après place bi fu waay neex dugg la woon lu waay neex def am désordre total mais actuellement tu vois lépp a ngi nii te gis nga léegi ak ni ñu ko defaree ak gis nga fi ma duggee di dox ba léegi ñëw gis nga yëpp ba pare fii moom la ñu tuddee gis nga village du marathon fii lañ koy defee gis nga lii lépp ci biir parc bi la li may dox nii yëpp bi ma duggee ba léegi maa ngi ci place bi waaw gis nga ko te lii mën a woon xam dans les temps mën a woon xam lan mooy ndax lii am na wala amul gis nga te xoolal lii lépp ci biir place de l'Obélisque bi ci biir lii lépp moom la mais xoolal ma lii gis nga lii lépp ñu ngi ci biir ah kii de kenn du ne liggéeyul vraiment ñun ñi màggee fii xam fii daan dem Blaise Diagne daan dem Delafosse ñun ñëpp xam nañ fii xam nañu ñun fii melul woon nii waaw ñun ñi daan dem Kennedy daan dem Delafosse daan dem Blaise Diagne xam nañu fii melul woon nii waay mais actuellement nii gis nga
da ngay gis nga waaye gis nga place bi ni mel waaw set moo tax nit ñi mën fee toog ah lii set a tax mu nit ñi mën fee toog tu as vu même si les élèves ñoom ñëpp buñ fa mënee toog gis nga lii set a tax nit ñi mën fi toog lii lépp ci biir place bi la lii lépp gis nga ko voilà sëñ Khadim mi ngi nii voilà gis nga actuellement vraiment gis nga xam nga gis nga ñi taxaw di jëli seen i photo di def lu leen te yii yëpp amu fi woon dans les temps mënoo woon sax dugg fii mënoo ko woon ràññee waaw mënoo ko woon xàmmee ah fépp lépp fi nekkoon façon sa mbalit bu nekk fi nekkoon salte bu nekk mi ngi fi woon lépp a nekkoon fii salte ah fu waay neex toog fu waay neex dugg lu waay neex def ah mais avec vraiment monsieur le maire gis nga changement bi te woon naa la fële sànq terrain de football bi voilà gis nga actuel fii terrain à part jardin bi gis nga fii terrain de basket bi mu fi aménagé waaye gis nga terrain de basket bi mu aménagé fii ah vraiment ak place bi nga xamante ne il a fait ça gis nga voilà lii la ñu bëgg lii mooy le rôle d'un maire lii la un maire war a def c'est ça lii mooy le rôle d'un maire voilà aménager fi aussi pour xale yi xoolal ki ngay ak sa doom boo ñëwee voilà gis nga aménager fii aussi tamit pour xale yi fi nga xamante ne xale yi mën nañ fi nekk ñoom it di fo voilà ñenn ñi taxaw ci biir si xoolal jardin lii lépp ci biir place bi la lii lépp vraiment Khadim dama lay bàyyi rek nga xoolal sa bopp gis sunu mbokk yi tamit waa diaspora ak ñëpp ñu xoolal seen bopp vraiment lii de moo am mooy léegi place de l'Obélisque mi ngi nii de gis ngeen monument baa ngi nii voilà mi ngi nii de voilà am na terrain de basket am na terrain fu xale yi mën a petit camp voilà am na fu xale yi di fooye am na terrain de football bi war naa la ko sànq voilà te lii moom mooy jardin bi parc bi mu def ci biir nga génn nag mën a duggaat nag léegi voilà kon sëñ Khadim waaw lii laa la doon wan ci yi nga xamante ne rek parce que maire bi wax na ma mais weddi gis bokku ci moo tax ma ñëw tamit jóge ca mairie ba dox ba ñëw ba fii aussi tamit seet yi nga xamante ne mooy yi nga xamante ne lim ma wax waaw ma ñëw gis nga wane preuve bi comme ni nga xamante ne noonu nga ko bëggee ne wax ju bari matu ko nañuy wane preuve waaw image yi lépp lu dukki mi ngi nii waaw jërëjëf sëñ Khadim jërëjëf. ok gis ngeen place de l'Obélisque defe naa ne ñu bare yéen ñi la ci diaspora bu ngeen génneel mais lii Dakar la nekk ah te gis ngeen ni mu meloon ndeysaan ñu bàyyi ko ñuy tuur fi ay ndox ak ay mbalit ak yu kenn xamul gis ngeen def na fay terrain de football de basket gazon yi ak def na fa parc yoo xam ne xale yi fa la ñuy fooye et toutes ces choses là seetal ko wecc nag waaw jël police di fa teg ñu koy garder muy sûreté defe naa ne kii liggéeyam mat na waaw kii liggéeyam dafa mat sëkk kon nag na ngeen ko fàttaliku bu élection ñëwee xam leen ne yéen ñi nekk Gueule Tapée ak Fass ak ay Colobane xam leen ne ñu mel nii moom la politique soxla moom la sénégalais yi soxla pas perroquet yi ne fii ñëw di leen ruux ci suuf ak bu ngeen fa dee ci suñu mel ne marché boobu fii la ñu ñëw taxaw naan maire bi dafa sàgganoon ak moo def léegi def maire bi yoonam newu ci def na ko lii ma leen won naa leen ko leer na nañ politicien bu fa ñëw di leen wax leneen waxul dëgg te bis bu fa doomu aadama faatoo bu leen ko mere leen ko politicien yooyu ñëw di leen wax ci suuf ñun lu ñuy wax day leer de voilà lu ñuy wax day leer nañ kii def na devoir am kii la Sénégal soxla kii la Macky Sall soxla kon nag gars yi fii laa leen tàggoo di leen jox rendez-vous ci numéro 5 bi du First Track di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi bësal bouton bu xonq bi boo ko defagul woon wax ko sa ki nga xam jox nga ko vidéo bi na partagé na abonné ci chaîne bi ña koy gis nañ abonné famille bi gën a yaatu voilà ku ma ci soxla numéro WhatsApp bi moo ngi nii composel soo ma jotul bàyyil ma fa message bi moo ko jotee dinaa la woo ñu waxtaan jox ko parce que xel du doy di remercier Bara Mboup ci reportage bi gis nga lépp da koy dem ñun dañu lay documentaire reporter la vidéo bu ci nekk def na reportage ba
di ko sant di ko gërëm di sant Ousmane Ndiaye ci montage bi moom tamit ñëpp ci staffu Khadim Gueye TV ñun nag du ñu tuuti lañu waaye nag li ñu indi fii ci lu ñuy ndaw ndaw daañu wone loo xam ne xëy na ñu ponkal ya seen xel àggu fa ñun nag foofu la ñuy doxee ñee bala ñoo jóg rek catastrophe am ñun nag dañuy ñëw prévenir ko kon nag na ngeen bàyyi xel ci loolu yéen ñi ne ci marché boobu na ngeen dégagé wu ngeen dem fële ñu leen tegal en attendant te xam ne maire bi ni mu leen ko waxee bu ngeen pare seen responsable bi ngeen nommé yéen mu gérer leen commerçant yi daañu leen delloo si kenn ko sa cantine la première fois tabaxal la defaral la ba mu jekk te laaj ñu la dërëm kooku nag defe naa ne jaanam wàcc na kon nag fii la ñuy yem ak yéen di leen tàggu di leen ziar di leen respecté di leen teg fii peace and love guys in the world respecté rek toujours laa di dal merci